ne sëriñ si taxaw tem. président ak gouvernement bi taxaw tem. président bi ak gouvernement am taxaw tem. assemblée bi taxaw tem. assemblée bi taxaw tem. yépp ñu teg ko ala siratul mustaqim. yépp ñu teg ko ci yoonu yàlla wu mokk wi ne coow wuti ngërëmu. lépp lu ñu war a jàmmat ñu jaar ca yoon ko war a jàmmate te bañ ko jàmmate jikko xanaa ay teggin ak ormalante ba am li ñu bëgg yàlla ñu yàlla sóob ci wow yoon. képp ñoo xam ne ñii war nañoo jàmbat dara nañ ko jàmbatee ay teggin akum xel ak teey nee na su ko defee ñooñee ñu koy jàmbat yàlla dana ànd ak ñoom insha allahu fajal leen ko. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifié ahadis yi ak ayat alquraniya. waaye doomu soxna yi nag nañ seetlu seen bopp nag bañ a fab aaye yàlla yéen hadisu yonent bi di ko firee nu leen neex. ngir ragal gouvernement ngir ragal nguur gi. ak ragal ñi lay jox chèque boo. ak ragal léegi tey nga wuti ci nit xalaat dootu la may fu mel ne mag ñi liggéeyuñu wala ñi fi nekk duñu borom yi xam-xam. nit du tuutal ba xaw assemblée bi def noonu. nee na su ko defee assemblée bi mel noonu. bu kenn andil Abdoul Aziz Ndaw lu dul dëgg. waaye ku dem ca kanam président Abdoul Aziz Ndaw bu ma lire projet bu dul dëgg. su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet. waaye bu ñu nee tee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko. lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple. waaye lii bu ñu ko wotee moos lu muy jur ci diggante Abdou Diouf ak njaboot gi. ak lu mu leen di jural amaam Allah. ak lu mu leen di jural ca kanam yàlla bu ngeen tee. Allah. allahumma salli ala sayyidina Allah. allahumma salli ala. 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 allahumma salli. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di dellu di leen baalu ak te di leen baal ak tey nag xam naa ni yéen ñii di ñu seetaan ñu ci bari xol yi tooy nañu ba ñu dégloo kàddu yooyu nga xamante ni moo fi jóge léegi di sunu maam Abdoul Aziz yàlla na yàlla yokk leeram te tas ñu ci barkeem di ko ñaanal nag fu ñu toll tey yemook bés bi nga xamante ni moom la fi bàyyeeku woon yemook tamit ci 20 ans mu am lu bari loo xamante ni moom la coïncidel yu bari yu mat a bàyyi xel nag bu ci njëkk dañuy njëkk ñëw rek ci di jaale kii di monsieur Djibo Leyti Ka nekkoon koo xamante ni c'était un homme d'état koo xam ne aussi lu bari liggéey na ko ci réew ma bàyyi na ay empreinte am ci Sénégal tey jafe na nga wax histoire politique te delloo ko ci njukkal wala tuddoo ko ci di ko ñaanal yàlla njaboot gi mu fu bàyyi yàlla teg ci loxo taxawu leen moom fu mu jëm gënal ko fu mu jóge di ko jaale le président de la République di ko jaale waa partem URD di ko jaale bépp sénégalais bi nga xamante ni yaa ngi yeewoo Sénégal wala nga yeewoo bitim réew mbokk yi wax naa ko léegi ci kàddul moom Abdoul Aziz yi mu nekk ay kàddu yoo xamante ni yu wata mata bàyyi xel la lu tax dafa yemook bés bi nga xamante ni moom la ñuy samp ay député muy 13e législature bi mu nekk loo xamante ni yaakaar naa député bu nekk waroon ngaa bala ngaa génn sa kër waroon ngaa bàyyi xel kaddu yi ndax dafa am lu ko jiitu dafa am lu fi njëkkoon a jaar mu nekkoon lu askan yëpp ñaawlu woon muy 12e législature bu ñuy weesu Sénégal yëpp taxaw ne mooy assemblée bu gën a yées ci histoire du Sénégal ndax rek di assemblée boo xamante ne moomul boppam waaye man lu ma gis tey ba ci gu tey gii lu ma ci gis su assemblée bi gënul yées bu fi jóge dina ma jaaxal trop ndax tant que exécutif teggiwul loxoom ci kaw législatif duñu mos a am assemblée boo xamante ne mooy assemblée bu ñu bëgg wala assemblée bu ñuy wër liste yi ci palais ba lañ ko toggee député gis nga leen démb ci palais ba fa lañ tànnee lépp bu ñu fa jógee nag lii mooy indi ay député Macky Sall wala député Benno Bokk Yaakaar wala député APR ana askan wu leen fal kañ lañuy xalaat njëriñu askan wi déjà
lu gën a bon si suñuy jikko mooy naka la ñuy mën a convoquer nit ñi ay kilifa nga convoquer leen 10 heures ba midi ba 1 heure taxu sax ñu tàmbale liggéey bi déjà loolu mooy njëkk a manque de considération te ponctualité dafa am solo ci doxalinu réew donc ñoom waneeguñu loo xamante ne dal na xel bu ñu ci ëlbatikoo ñu gis mbir yi nga xamante ne moo daan xew xëccoo yi lépp ci ay intérêt personnel maam Abdou nee na leen bés bu ñu leen indi leen loi xool leen seen diggante ak askan wi xool leen seen diggante ak seen borom ndax ni ñu falee président de la république di Macky Sall noonu la ngeen falee yéen waaye lu ma gis nii dalul xel ku mel ni Ousmane Sonko Ousmane jaraw lakk la ñu koy wax jërëjëf lañ koy wax dañu koy encourager te xam ni 5 ans mi ngi ci kanamam te lu mu soobu nii na fex ba mu si teggi tànkam moo yee jug gedd jam yoonam ndax gis fa fulla ay caaxaan la fa gis nekk fa di au lieu que ñu taxaw di xool lan la askan wi lan lañu war a taxaw liggéeyal askan wi ñu nekk fa di sar xolle moo tax assemblée bi moo nar a yées sax assemblée bu fi jóge déjà nu ñu leen falee jaarul ci yoon du dara loo xamante ne jaar na ci yoon ñëw taxaw di yëkkati ay mbagg naan ay ñun di ay député Macky Sall lañ avec ça ñu bëgg ñu gëmloo naan ñu Sénégal mooy dëkk boo xam ne dafa am séparation des pouvoirs lan moo tax président mooy tànn président assemblée nationale la moo tax président mooy tànn ay député la moo tax président moom mooy former bureau assemblée nationale ñu bëgg ñoo gëmloo séparation des pouvoirs nañ ñu wax lu war a mën a nekk nañ ñu wax lu mën a nekk député yi jàpp leen xam ni askan wi dañ leen a wóolu teg leen fa ngir ngeen war leen mën a joyantil ngeen mën leen seetul seen liggéey ak seen alal ndax seen rôle mooy contrôler l'action du gouvernement askan wi dañoo bëgg lu jëm ci wàllum pétrole bi bëgg nañ commission d'enquête parlementaire ngir lépp leer rapport IGE bi nga xamante ni moom mujjee génn bu fi mën na fi Ngom Keïta bàyyi fexe leen ba mu leer ñu xam li ci biir ku ñu war a rëq sa ndigg ñu rëq sa ndigg dafa am lu bari loo xamante ne askan wi dañ ciy xaar dañ ciy xaar lu wàllum transparence et malheureusement mënuñu ko am avec 127 députés fu leen président ne leen jaar leen fa la ñuy jaar kañ la ñuy am ñun lu ñu leer si suñuy dossier kan moo ñuy ceytul suñu alal liggéey boobu la ñuy xaar ci yéen liggéey bu mucc ay boobu lañu bëgg a xaar ci yéen en attendant nag seen benn collègue ñu ngi ko jël séquestré ko fële ca Rëbës muy Khalifa Sall man tey su ma nekkoon assemblée nationale liggéey du fa am ndax mënoo jël nit yeew ko fexe ba bokk ci élection yi pare fexe ba aussi ba ndomba tànk bu ñu ko teg nangu woo mu dem sax siège à l'Assemblée nationale ñëpp xam nañu mbirum Khalifa Sall fi mu nekk ni mbirum jaay doole ak yëpp yaa tey ak yaa ma neex moo ci nekk mais dara du ci dëgg dañu war a bàyyi jàmbur xoolal lu xew ci ginnaawam yëpp naka lañ war a mën a wootee dialogue national après ngeen jël nit ki tëj ko ci biti ci biir naka lay neexe ay partisans naka lay neexe ay mbokkam Sénégal dëkk la boo xamante ni ku mu am ndey ak ku mu amul ndey moo fa nekk ku mu am ndey ak ku mu amul ndey ñoo fa nekk sàcc yi bu ñu leen bëggee xool sàcc yaa ngi ci biti bay laa woon jàppuñu ko fi jiin ko ay centaine de milliards ay centaine de millions ki nga xamante ne tey bu LONASE tolle ci ay jafe-jafe moom moo tax ñu jël ko bàyyi ko bañ koy bàyyi luñ ko wax lu ñu wax dafa feebar dafa war a dem faju ji Maroc ana bay laa woon ba tey mi ngi dox ay soxlam tey su ma si doon lim du jeex ñu ngi jàppoon ci sàcc yëpp ku ci dem APR ñu bàyyi la ngeen bëgg a jël doomu jàmbur ji magam gaañu na ci ginnaawam nijaayam gaañu na ci ginnaawam sëriñam gaañu na ci ginnaawam yëpp ngeen taxaw di ko seetaan mu nekk di dund naqar boobu si ci biir kaso bi yéen a ngi rey nit ki te laalu leen ko ndax xol mooy nit il est temps nag ngeen libéré kii di Khalifa Sall
libération nekkatul lu ñuy ñaan nekkatul lu ñuy ñaan njëkk nekkatul ay liberté demande ay demande liberté provisoire liberté immédiate et sans condition la ñuy soxla bàyyi leen jàmbur askan wi dañ ko fal mu dem liggéeyam dañ ko fal mu nekk maire de Dakar capitalu Sénégal ñu fal ko mu nekk député maire il est temps ngeen bàyyi jàmbur mu dellu ci liggéeyam dellu ci njabootam continuer ay activité am nguur yàlla moo koy joxe yàlla moo koy xool ku mu neex ak ku mu soob mu jox nguur ndax président de la république Macky Sall ku la waxoon ni jamono jii di nga nekk président de la république doo ko mus a gëm ku la waxoon yaa fi wuutu Abdoulaye Wade bu fi jógee doo ko mus a gëm boobu yàlla rëddoon na ko sa jëbu yàgg la moo jiitu sa juddu donc bàyyi leen jàmm mu dem dox ay activité mu dem continuer ci ay activité am dañu kaa wóolu dénk ko mission bu mu war a dox donc nag sa liberté nekkatul lu ñuy négocier c'est sans condition fu mu nekk nii lii nag mooy koo gis am na yaay am na papa am na mag am na rakk jël nga tëj rakku jàmbur ba magam gaañu ci ginnaaw nga jël sa rakk dénk ko ay mbir yoo xamante ne tey jii mooy bu ñu naan une gestion familiale des affaires de la cité fa la ñu toll tey uteeg loolu li nga daan wax jamonoy Abdoulaye Wade sénégalais laa bëgg xam man ñoom ñooy ñan ak sénégalais lan la ñu bëgg naka la ñuy war a mën a yoree li nga xamante ne tey jii mooy Abdoulaye Wade di ancien président de la république Macky Sall actuel président de la république lu ñu doon xeex di ko bañ a Abdoulaye Wade ñu bëgg ko nangul Macky Sall mel ni ñoom ñaa ñëpp duñu ay doomu Sénégal fan la sénégalais yi teg loolu Abdoulaye Wade lu coow lii bari yëpp doomam la fi nommé woon ministre Sindiély Wade Fesman la ñu ko dénkoon te ba mu jeexee dañ ko nanguwaat Fesman amatul donc coow li yëpp doomam la woon kii nag jël na rakkam bu mu bokkal ndey ak baay jël na ay jarbaatam jël na ay nijaayam jël na ay beau frère am ku nekk ñu am fu ñu la teg sénégalais yi ne muut noppi hypocrisie boobu laa comprendre ma ci sénégalais yi loolu fan la ko sénégalais yi teg lu ñu doon bañal Abdoulaye Wade tey moom la ñuy nangul Macky Sall ana ñu naan wax ñëpp tey ana ñu naan tànqal ni ñu naan ay népotisme ay gestion familiale ay famille ay Wade famille ana ñooñu tey kenn ku ci nekk casé nañu la nga noppi seen njëriñ moo taxoon ñu doon wax ana intérêt sénégalais yi ana l'intérêt du Sénégal loolu mooy am lu am tey Sénégal jamono ji ngeen baal ma naa fekk dafa bari mënuñoo jël benn nit monsieur ñaan bi nga xamante ni moo fa nekkoon emploi yi nekk waa CDC yëpp dañ ko rafetlu gërëm lu liggéeyam ndax liggéey bu rafet bu mu fa def ñëpp nag lan moo tax nga jëlee ko fa du manque de du incompétence du lu mu fa jalgati du dara puusal sama rakk toog la ñu fa gis te yaa taxawoon fi ne lépp luy décret ndax jànge nga lu sénégalais yi doon xeex mbiru Abdoulaye Wade nga ne loolu da nga doon bëggatoo mu dal la nga ne lépp luy décret lu ñu nommé nit du ma ko fal sama rakk du ma ko signal te yaa ñëw nommé ko xanaa ñaar nag mu nekk yëfu maa tey wala nga xam ne sa nguur jeex na nga ni xaaral ñëpp mos benn yoon noonu lañ ko war a mën a jàngatee sénégalais nag en attendant ñoom ñu toog di dund ci wàllum insécurité di am ay problème mu santé sénégalais yaa ngi fi di am ay problème mu jàng université bu baax amatul Sénégal boo amee cours 8 heures amphithéâtre 6 heures du matin dina la fa mën a fekk sinon doo am place bu baax hôpital yi nit ñaa ngi tëral maladie ci couloir hôpital yi inondation yi foo tëll sa Dakar mi ngi tilim Sénégal mi ngi tilim suñu combat ngi yang loolu la sénégalais yi wax du ay change gouvernement mooy mën a solutionner loolu gouvernement boo xamante ne 35 ministres yëpp 39 ministres yëpp 35 ay APR lañ plus de 84 ministres dont 39 ministres ak la reste yëpp ay ministres conseillers yoo xam suñu xaalis lañ leen di fal ay ministres yoo xamante ne conseil yoo xam di nga toog pendant presque 9 mois doo leen teg bët 9 mois doo leen gis nguur dafay jéem a serrer la ceinture bu bëggee avancer dafa am loo xamante benn défi boo xam Sénégalais dañ ko war a dañ ko lancer à l'Afrique du Sud
Afrique du Sud ngi nii xoolal ci jamonoy guerre yu ñu nekkoon yëpp xoolal Côte d'Ivoire ci jamonoy guerre yu ñu nekkoon yëpp ñoom ñëpp dañoo ñëw raw ñu ñëpp nag ñun bu ñu xëyee ñu ngi xool suñuy mbokk yi ñu ngeen di fale ñu ngi xool lu ñuy kaase suñuy mbokk yi Sénégal mooy dëkk boo xamante ne tey jii xoolatuñu compétence yi booy wër liggéey boo demee Amérique di wut liggéey dañ naan la loo mën ñu nga lii laa mën ñu jox la nga dem France ñu laaj ay diplôme Sénégal di nga ñëw ñu ne la ku la fi yabal loo bokk ak diw moomu boole yow noonu nag la ñuy wutee liggéey Sénégal moo tax ku politiqueul doo am dara mu nekk loo xamante ne dafa jot ñu jéem a jiital suñu intérêt Sénégal te bañ a jël mbirum famille di ko jiital képp ak lii kenn ñëpp a ko war a def ba mu des le président de la République ndax fekkee na démb xam na lu fi jëlee Abdoulaye Wade nekkoon na ci seen biir mbokk yi Sénégal ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp jàmm la ñuy yéene kenn ku nekk bu ñu sañoon président de la République dafay réussir son mandat ndax boo nekkee ci gaal da ngay ñaan yàlla borom gaal ku koy dawal mucc ndax ñu mën a mucc ak suñuy ëmb ñu ngi bitim réew may suñu xel yëpp ngi Sénégal heure bu ñu xëyee ñi ngi xool information yi am Sénégal ñu ngi xool lu koy jëmale kanam ñu siy wax dafa jot nag ñu waxante dëgg famille Faye Sall Timbo Gassama dafa jot ñu xam ne lii nekkul mbirum famille affaire état la maa ngi leen gërëm bu baax nag di leen sant te xam ni waxtaan bi bëgguma mu gudd ndax ñi nga xamante ne aussi am na yeneen yitte yoo xam ne war nañ ko def te comme lu may wax tout le temps rek awuma condition man di def ay live 3 heures ci 2 heures donc dañuy ñëw wax l'essentiel wax lu nekk ci suñu xol yi ndaxte ci bëccëg lañ ko bëggoon def far connexion bi aussi yemul woon comme ni ñu ko bëggee woon te foofu dafa nekkoon suñu xol il faut que ñu génne ko maa ngi leen gërëm bu baax di leen sant bés bu ci amee lu ci rëccu maa ngi siy jéggalu di leen sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf